yéen a ngi ànd ak Khelcom matin di télé bi jiitu ci seeni bëgg-bëgg. Khelcom matin def leen ko seen moomeelu bopp bu leen fàtte abonné ci chaîne bi def ko seen yitte. émission askan bi yéen a ngi ànd ak Khelcom matin di télé bi jiitu ci seeni bëgg-bëgg taxaw temm ngir di la yeggee xibaar yu wér te wóor. mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu wax naa léegi nii dama doore tey gulee sama waxtaan ci kàllaama nasaraan ndax dafa bëri suñuy mbokk fépp ci Afrique yoo xam ne saa suñu génnee wax danañu bëri ñuy bind di ñaxtu daal ñuy di sàkku ci ñun ñu leen di sédd tuuti parce que ñoo ngi suivre la ñuy def yëpp rax si dolli nag ci li ñu bëggoon wax tey am ci lenn lu ndaw loo xam ne dafa concerner Afrique dafa dépasser suñu frontière ñun Sénégal loolu moo waraloon ñu dooree tey suñu waxtaan ci kàllaama nasaraan la ñu bëgg a wax nag ci suñu làkk mooy waxtaan ak mbokki Sénégal doore ko ci li xew mooy woo nañ leen ci ab rassemblement bu mag a mag a mag yéen ñépp ngeen jógandoo génn ñépp dëppoo ni gisaguñu ndaje gu ni mel fii Sénégal bu dajee ne lu toll noonu ci ay doomi aadama te du ci kenn koo xam ne dañ laa jox xaalis wala ñu neexal la wala ñu tegal la ay kaar jox la xaalis boo fayee transport ña andi seen kaar te bëriwuñu ndax dégg nañ ñu naan rassemblement national fu ne la ñu jóge ci Sénégal déedéet ñëw ñi jóge ci région yi ñëw symbolique la woon waaye ñëpp xam nañ ni bu ñu bëree ba bëri gëmmu ni dépassé nañu 200 personnes ci les dizaines et des dizaines de milliers de personnes yu nekkoon foofu ña jóge ci région yi nag jox ñu leen kaar jox ñu leen paas ñoo dajale seen xaalis jël seen kaar dikk loolu di lu rëy 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 te dalal suñu xel ci ni ñun ba ñuy dugg ci politique li ñu bëbbatoon mooy fexe ba am de vrais militants et de vrais sympathisants mooy ñu gëm réew mi ñoo xam ne fu ñu toog ñu ngay laaj seen bopp lan la ñu war a defal réew mi waaye du ñu mel ni ñii ñu ci fekk ci politique nga xam ne fu ñu toog ñu ngi naan naka la ñu fexe ba jëriñoo ñun réew mi loolu dafa mel ni ma ngay bëgg a sotti te yëg-yëg bi nit ñi am nañ ko rawatina nag ndaw ñi loolu ñu wane keroog ca mercredi bi dafa taalaat li xale yi naan cuuraayu dëmm ndax gaa ngi mel ni ay dëmm yu jëfoo fi mu toll nii déggante démb ak tey mbóot yépp génn nañu ku nekk ngi caw-caw yi ku nekk ngi mbéj-mbéj wax ji bëri na la ci ëpp nag ay saaga la ak ay menaces waaye balaa may ñëw ci ñooñ damay wax ni génn bu njëkk mooy génnu seen njiit ñoom muy Macky Sall ñun suñu bëggee waxtaan ak sénégalais fii la ñuy waxtaanee ak sénégalais jaarale ko ci média wu fii wala ñu def suñu live waxtaan ak yéen waaye Sénégal moom président boo xam ne saa su bëggee wax lu war a soxal sénégalais yi day dem ba ci tubaab yi wala mu woo média tubaab yi ne leen ñëw leen Sénégal bu ko defee mu làkk ak ñoom ay tubaab nga xam ni kii waxut ak Sénégal waaye ñii nga xam ne ñoo ko ngemb ci nasaraan yi ñoom lay waxal waxul ak sénégalais yi ndax li ëpp ci sénégalais yi dégguwuñu tubaab dégguñu ko bu baax ba di ko tal di déglu ñaareel bi mooy génnam ñëpp dégg nañ ko waaye génn gi dañ cee jàngat lu bëri bu ci njëkk mooy moom mooy digal conseil constitutionnel ndax moom bu demee ba ne nii lay demee un point un trait xam nga saa suy wax xol lay waxee ak jaay doole moo tax ma yàgg leen wax ni ku mel ni moom jaayante doole ak moom rek moo koy sotal ba keroog yàlla di tànn diggante moom ak ñun ndax président du ne nii lay demee un point un trait
waaye li gën a yéeme gannaaw bu ñu nee moom mooy digal conseil constitutionnel Pape Omar Sakho ak ñi mu àndal Macky moo leen laan def leen ñu def Antoine Diome moom jarul sax may wax luy wane ni amuñu justice ci réew mi justice bu indépendante amul justice politique lañu am boo xam ne dañ koy digal muy def waaye li gën a yéeme ci wax ji mooy tiit gi mu tiit dem dugal na ko mu wax loo xam ne safaan wala ndax nee na une liste qui n'est pas paritaire n'est pas une liste qu'on peut admettre un point un trait waaye ñun Yewwi Askan Wi amuñu problème parité ñun liste incomplète lañ ñu wax ñoom Benno Bokk Yaakaar ñoo am problème mu liste parité kon moom li mu wax conseil constitutionnel ci Benno Bokk Yaakaar la ko doon appliqué ñoom ñoo am problème mu parité jël seen suppléant tegle ñaari jigéen ñun amuñu problème parité problème bi ñu am mooy bi ñu gisee ni am na benn cas inéligibilité ñu ne ñu ñëw leen remplacer ko ñu dem remplacer ko ñu ne juum nañu ndax ki ñu ko remplacer ñu ngi woon déjà ci liste titulaire yi suñ ko génnee donc foofu liste bi matul kon Macky Sall àtte na boppam àtte na Benno Bokk Yaakaar moom moo ne liste bu paritairul liste boobu mënuñu ko recevoir conseil constitutionnel def njombe bu toll ni ak lâcheté mooy nu ma ko mën a tuddee ci olof ba nga xam ne dañoo dem làqatu ci arrêté ministre de l'Intérieur. Depuis quand la justice se cache derrière un arrêté du ministre de l'Intérieur pour décider? kon lii mbokk yi firndeel na ni li Sénégal yépp xam mooy Yewwi Askan Wi dañ ko tooñ bu ne fang boroon annulé liste Benno Bokk Yaakaar jàllale ko loolu léegi feeñ ne ba ñépp xam nañ ko te Macky Sall moom ci boppam nangu na ko moo tax li ci des mooy bañ ak xeex ak ñoom loolu nag lañu door mercredi bi war koo gën a dëgëral nag dinaa ci ñëw ci sama deuxième partie intervention waaye dama ne cuuraayu dëmm jolleeti na ñépp ñi génn di wax yi nag dama ciy seet wax yi ba ci jiitu mooy ay menaces nit dem na ba ne nañu faat bakkanu Ousmane Sonko doo mës a dégg procureur yëngatu doo mës a dégg mu wax du ko woo te ku ko waxoon ci opposition bi heure bi yaa ngi kaso lii firndeel na jeng bi justice jeng moo tax il faut ñu jàmmarloo ak justice ndax justice bu demee ba jeng kenn amatul devoir naan day déglu les décisions de justice kenn amatu ko suñu waxee ñu ne waaw la justice s'est prononcée donc la loi s'applique à tout le monde naka la ñu mënee jàpp ay nit ñu sàcc xaalisu réew mi justice ne du ma leen téye ñu jàpp ay nit ñuy ruxus xaalis justice ne du ma leen téye ñu jàpp nit ñu yor ay armoire ay néeg yu fees dell ak xaalis justice ne du ma ci wax nit taxaw saaga ethnie entière justice ne du ma ci wax te loolu mun na taal réew nit taxaw ne dem leen faat bakkanu jàmbur justice ne du ma ci wax moo ne sëñ Abdou Bara Dolly li mu wax moo gën a néew téeméeri junni yoon tey ñu ngi ko tey yóbbu ko ci kaso justice amatul ci réew mi ñun ñoo war a jël suñu responsabilité parce que justice su demee ba jeng peuple bi moo war a taxaw jàmmarloo justice bu demee ba nekk le bras politique d'un parti politique et d'une famille devoir la ñu résister devant cette justice depuis 1 an et demi je vous ai dit résistance c'est un droit constitutionnel constitution ci boppam moo ne face à l'injustice chaque Sénégalais a le droit de résister loolu du insurrection du coup d'état waaye loolu lu war la may wax ni ñun ay menaces yëngaluñu ça nous fait rire d'ailleurs waaye dañuy jël au sérieux la ndax ñi ñu ko seetal ay assassins lañu jaaxle nañu jaaxle boo xam ne tey suñu mënoon faat bakkanu Ousmane Sonko def nañ ko li koy firndeel ma nettali leen lu ndaw barki dem bi ñuy dem ci manifestation bi dama génn dugg ci oto Waly Diouf Bodian ñu dem ba ci yoon bi ma ne ko ubbil toit ouvrant bi parce que
nit ñi bëri nañu ñëpp a ngi acclamé ma génn nuyu nit ñi ñu essayé ubbi toit bi ba ñu ubbeeku parce que mécanisme bi dafa bloqué may leen andil ma beneen oto bi ma dugg ci boobu noonu laa génnee ci oto moom dugg ci beneen oto bi ñu ubbi toit bi ba mun a wax ak ñoom ñu dem ba place de l'Obélisque place de la Nation gaare oto bi ma duggoon sécurité bi di ko garde moom mu jël oto bi ma duggoon moom bi ma njëkk a dugg dem gaare fu gën a sori parce que amuloon place daal di ñëw ci manifestation est-ce que xam ngeen lu ñu def parce que jàppoon nañ ni oto boobu ca lay duggaat dañoo dem ñeenti pneu ñeenti roue oto bi bu nekk dañoo dem dévisser ñetti écrou yi ci ñeent yi génne ko ñaari écrou yi des ci pneu bu nekk dévisser nañ ko ba muy lang li ko may chance mooy bi ñuy ñibbi daanaka man dugguma ci oto boobu waaye bi ñuy ñibbi ndànk lañu daw ba egg kër ga bañ fa yeggee muy dem dégg oto bi def bruit bu bëri mu woo mécanicien bi ne ko oto bi am na lu ci nekk xam naa moteur bi mécanicien bi ñëwee xool ne ko yow est-ce que gis nga oto bi li ci nekk ñeenti pneu yëpp dañoo def bu dévisser écrou yi oto bi bu dawoon 70 kilomètres à l'heure musiba am buñ ko waxee nag maa ngi dégg déjà seeni coow dañ naan waaw victimisation nangam na Sénégalais yëpp xam nañu man du ma victimisation ragal mooy victimiser wu ñi daan dem di dem wër ci sëriñ si dem gis église bi dem gis fu nekk di jooy naan dañ may tëj ñooñ ñooy victimiser wu mais man buñ ma buggee teg lu dul yoon damay jël sama responsabilité résister boo ma munee duma ma boo ma munul it di nga ma bàyyi ak sama jàmm kon ñun du ñu inventé dara gis ngeen photo yi wan nañ ko fu ne ci internet ay assassin la ñu amal affaire suñu demee ba jaaxle ba xam ni lii moo ci des ñoom ak ñi leen ngemb leen moo leen dese mooy nañuy def lu ñuy def ba faat bakkanu ki ñu jaaxal ma leen di wax nag ni bis bu seen bëbët yeggee ci ngeen ni soog a am problème nag ndax problème amagu leen ko bis bu seen bëbët yeggee ci ngeen ni soog a am problème ndax nun li ñuy def ragaluñ ci dara te duñ ci deltu gannaaw bis bu ne ñu gën a teg ay pas waaye ci cuuraayu dëmm gi ba tey gis ngeen saaga yi xaste yi loolu moom tàmm nañ ko ma bëgg a wax nag ni Macky Sall ndax ku fi saaga Ousmane Sonko rek Macky Sall la yónni boo saagee ba doyal xas Ousmane Sonko xas ay waajuram xas baayam bi nga xam ne ma nga ci barsax depuis longtemps xas ay yaayam xas ay soxnaam boo paree Macky Sall da lay woo pale jox la xaalis may wax ak kilifa yi nekk ci dëkk bi yépp ku fi saaga Macky Sall moo la ko sant waaye nag bu dee yow sa xol xat na ba mënoo muñ saaga man xam nga man saaga yi jëngalu ma tey laa gën a nekk en forme tey laa gën a mën a agir waaye bu dee yow sa xol xat na ba ku la tudd nga gaawante ne maa ngi ko yóbbu kaso ngire waay téel sa bopp téel say ñoñ ñu bàyyi di saaga nit ñi ak di xas nit ñi ndax Cheikh Abdou Bara Dolly lii mu ko def nii ànduñu ci kàddu yi ndax nun lañu mës a wax mooy politique du dugg ci vie privée jàmbur politique du saaga jàmbur politique du xas jàmbur rëcc nag mun na am ci ku ne waaye ñiy saaga te ànd ak Macky Sall ci saaga yu gën a bon téeméeri junni yoon ñi ngi fii di dox suba ngoon te justice du leen woo police du leen déglu loolu nag mooy andi injustice ci réew mi ñaareel bi dans la forme li ñu def Cheikh Abdou Bara Dolly teguñu ko fenn parce que loi bi dafa ne député bu nekk en cours de mandat mënuñu ko jàpp lu dul su dee dafa def flagrant délit wala mu def li muy def ba pare di daw ñu jàpp ko ci jamono ji muy daw te bu boobaa bu amee en flagrant délit doon nga ko mën a juger mais jàpp ko ne flagrant délit la def daa dem ba ci biir procureur ne instruction la ñuy def détournement de procédure la lii lañ ma bëggoon def février 2021 lii lañ ma bëggoon def man lànk ne duñ ma ko def nag looloo andi li xew février ba mars 2021
Moustapha Niass bu doon président de l'Assemblée nationale bu baax moom mooy dem génne ji Cheikh Abdou Bara Dolly parce que dañoo xotti worma Assemblée nationale rien que pour régler des comptes ak jàpp ni bu ñu téye Cheikh Abdou Bara Dolly dina wàññi dara suñu campagne ci Mbàkke waaye nax na seen bopp bu soobee kiy bind Mbàkke ci nii wala ci nële daan ko gañe cuuraayu 2000 ba léegi nee nañu dellusi nañu léegi ci MFDC nee nañ dañoo jàpp ay rebelle MFDC xam nga li gën a bon ci waa APR mooy mag yoo xam ne dañuy xëy ngeen jégal mu ci kàddu di fen di fen ba guddi amul ministre amul président amul directeur amul Sénégal yi léegi mënuñoo dégg lu jóge ci APR ba jàpp ni lii dëgg la salle bi ma toog tey keroog def naa fi live fii Ziguinchor ak waa APR dem taxaw ne Dakar nañu tourné live boobu amatuñu sago ci li ñuy def waaye Sénégalais yi kenn gënu leen a yeewu xam nga wax yi daanu sa saret mënul yëngal Sénégalais yi lii lépp nag li mu wone mooy tiit nañu ba tiit ba fu tiit yem lépp lu ñu amoon ci arsenal ñu ngi koy génne nee nañu yooye dañoo bëgg a yëngal sax suñu kër yi te ku tudd seen kër ñuy bëgg a dee naan dañ lay tëj kaso ma ne leen seen pexe nax saay na bu yàgg tey lañu gën a dëgër ci li ñuy def ak ñi ñu ko àndal ñépp muy ci njaboot muy ci militant muy ci sympathisant parce que sénégalais xam nañ ni projet bii nga xam ne moom la ñu porté ci cadre Yewwi Askan mooy projet buy libérer le Sénégal définitivement li ko wane mooy ñëw keroog ci place ba ñooñu nag laay waxal tey mbokk yi Macky Sall xam na ni yoratul réew mi xam na ni moom wéet na ci pouvoir am fii mu toll nii nguuru Ablaye Wade sax bi muy daanu mel woon nii kan moo nekk autour de Macky Sall à part ay saagakat wax leen ma kenn ku sénégalais di may nopp ku nekk autour de Macky Sall koo xam ne mun na wax sénégalais yi ne gongo dara desul ci Macky Sall dara réew mi yoratu ko te xam na ko loolu ñu liggéey nag liggéey ko ci anam yu métti ba tey jii loolu la ñu war a yeggal ci jàmm ak salaam bu dee Macky Sall bëgg na jàmm ak salaam moo tax ñu ne leen fi mu ne nii lu ne def nañ ko pour gagner la bataille psychologique yow militant bi lay waxal yow sympathisant bi yow sénégalais lambda li nga xam ne ñëw nga keroog ci place de l'Obélisque parce que démocratie nga bëgg a défendre parce que avenir du Sénégal nga bëgg a sauver yow laay waxal la ma la bëgg a wax mooy ñoom def nañu tout pour gagner bataille psychologique bi wax nañu ñëpp ni ku fa dem dinañ la dóor ku fa dem dinañ la rey jàpp leen seen doom yi ñoom yóbbuñu seen doom lu leen ñu wax ko manifestation bi dañ ko infiltrer waaye yow mii ñëwoon ci place de l'Obélisque ak yow mii amoon yéene ñëw te am ngànt yéen ñëpp won ngeen Macky Sall bi seen méthode yooyu nga xam ne méthode bullshit KGB yooyu méthode diversion ak méthode xoqatalaate yéen démystifier ngeen méthode yooyu moo tax ngeen ñëw teew bu ko teree woon di ngeen teew bu ko autorisé teew ngeen ñu leen di wax nag ni bataille psychologique boobu ba léegi ca la ñu nekk yi ñuy wax nii yépp ci bataille psychologique la xaste saaga joxe information yu dara taxawul jàpp nañ fii diw ñu ngi doon waaj a def lii loolu yépp pour décourager leen pour ñu démobiliser wu la dañuy wax nag ni Sénégal am na départ sénégalais mën na am départ mais léeg-léeg arrivé bi mooy problème ñu wax leen ni nag li tax ñu lancer appel ne ajjuma bii di ñëw dinañ defaat mobilisation mooy xeex bi dooragul bu jaree ñu dem def place de l'Obélisque transformer ko en place Tahrir nit ñi toog fa ba keroog Macky Sall xam ni réew mi moomu ko te donn ko danañ ko def incha allah moo tax ñu woo leen parce que la ñu bëgg a am
ci àjjuma bi di ñëw dañoo bëgg mu doon le double wala le triple de li ñu amoon xam nga li ñu amoon nee nañ mosuñu koo gis ci Sénégal tey dañoo bëgg mu doon le double ou le triple de li ñu amoon te xam ngeen ni lu mën a nekk la ndax bëri na ñoo xam ne gàtt bi préparation bi gàtt ak yeneen gàllankoor ñoo tax mënoon ñëw am na lu ñuy waajal ci préparation kenn ku nekk ci sa parti politique ba multiplier la mobilisation par 2 ou par 3 bëgg nañu des milliers et des milliers et des milliers des dizaines de milliers de Sénégalais dajee foofu loolu dafa am solo bras de fer bi il faut ñu gagner ko avec Macky Sall parce que Macky Sall loolu rek la xam loolu moo tax ñu ne leen dinañ waxtaan ak yéen gannaaw bu ñu leen féliciter encourager leen jaajëfal leen parce que li yombut ndax ñoom bu ñu woote woon xaalis bu ñu jeex nañ ko génne pour def ay carte duñu am la moitié de li ñu amoon keroog waaye mbokk yi xeex bi day door meeting bi di ñëw du meetingu leader yi meetingu yéen jeunesse bi la meetingu yéen jigéen ñi la ce sera le meeting des jeunes et des femmes yéen a koy organiser yéen a jël kàddu bi yéen a wax ci turu Sénégalais ndax Sénégal foo laal fi mu ne nii métti na te fii rek Macky Sall mi ngi président de la République du Sénégal man maa leen ko wax 2019 bu ñu génnee élection présidentielle laa taxaw assemblée nationale ne Sénégalais yi fal ngeen Macky Sall bi mais 5 ans yi di ñëw dina métti trop ci Sénégal du ma yeneen du ma gisaane gat waaye am na lu ma jàng ci koom-koom am lu ma jàng ci droit xam ni àdduna di doxee xamoon naa ni Macky Sall ak ni mu yoree réew mi ak ni mu ñàkkee gis-gis ak programme dina métti ci Sénégal yi tey la wàllu gën a aay lool laal jàmbat la loolu nag bu dee yéen Sénégalais yi bëgg ngeen mu jóge fi xam nañ ni Macky Sall dafa bëgg a forcer 3e mandat daf ko bëgg a forcer ci nii wala ci nële waaye nag tubaab dafa ne la souveraineté appartient au peuple mooy sañ-sañ dëgg askan wi rek ko am keneen amu ko leneen amu ko bu dee askan wi nag li ñuy dégg bis bu ne foo génn dem du ngénte du dëj boo doxee ci mbedd mi même wax nga dégg Sénégalais yi sonn nañ ko fi sonn yem bu dee bëgg ngeen loolu dakk xeex bi du xeexu Ousmane Sonko du xeexu Khalifa Sall du xeexu Ablaye Wade du xeexu Massamba du xeexu Mademba xeex bi xeexu Sénégalais yi yépp la ñu ngi leen di woo ajjuma ñu dajale ci Sénégal lu kenn mësut a gis ci ay nit yu daje bu ko defee Macky Sall dina xam ni moomul réew mi parce que nag dara mënul justifier moom bi mu fi toogee ba léegi mooy tànn kuy dem élection ak ku dul dem est-ce que loolu Sénégalais yi mën nañ koo nangu Sénégalais yi amuñu sañ-sañu tànn ku leen neex Macky Sall bu ko neexee mu ne Khalifa Sall du bokk bu ko neexee mu ne Ousmane Sonko du bokk bu ko neexee mu ne Karim Wade du bokk suba su xëyaatee ne keneen ak keneen du bokk loolu ñu bàyyi ko ci ba ci kañ loolu mooy li ñu bëggoon a génne ci bataaxal di leen gërëm di leen sant di leen jaajëfal di leen jox dig daje bu soobee yàlla àjjuma si jàmm bu ñu toogee ba alxamis dinañu duggaat ci waxtaan bu gàtt waxtaan ak yéen parce que dañoo tollu jamono joo xam ne il faut ñuy jokkoo di waxtaan ñu bëri dañ daan déet sa kàddu na néew waaye kàddu dina am jamono joo xam ne dafa war a néew am jamono joo xam ne dañu war a di waxtaan ak askan wi ci jamono jooju la ñu toll kon ñu ngi leen di gërëm di leen souhaiter ngeen fanaan jàmm di ñaan jàmm ci Sénégal waaye jàmm Sénégal ak fitna Sénégal mu ngi ci loxo benn nit ci jamono ji ñu toll muy Macky Sall ak son conseil constitutionnel ak son ministre de l'intérieur asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. Khelcom matin def leen ko seen moomeelu bopp bu leen fàtte abonné ci chaîne bi def ko seen yitte bës cloche de notification bi ngir jot yeneen vidéo yi gën a taaru. Khelcom matin officiel di tànneefu Serigne Saliou moomeelu askan wi. leen gën di abonné tey partage vidéo yi tey la